di gërëm bu baax ñi nga xam ne ñooy comité d'organisation bi te ki nga xam ne mooy xalif bi di ko nuyu di ko ziar di ko yóbbante suñu nuyu ak suñu ziar sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Seck jiite ko ak mboolem njabootam bu ma nee njaboot nag mooy njaboot si deret ak njaboot si pas-pas te ñun ñëpp ñu bokk si comité bi ñëw na bii mooy téeméer ak fanweer ak juróom-ñetteelu édition loolu nag wolof nee naan lu yàgg dëgg la ñu ko organisé boobu ak léegi mënoon naa ne wax bu doon lu ñuy miin la ñoom waa comité bi war nañ koo miin waaye nag li tax ñu ko mës a miin mooy dëkk bi day yokku soxla yi di bees moo tax waaye nag ñoom am nañu si expérience boobu ñu am ci la ñu xel si li nga xam ne mooy cahier de charge bi ñu indil si cahier de charge bi ci lañ doon waxtaan def nañ si CDD ak préfet ñu ñëw ko indi ko fii si nga xam ne mooy suñu CRD bi si suñu réunion bi ñu basé woo si li nga xam ne mooy suñu waxtaan xool nañu daal ñetti pàcc daal mooy yoo xam ne xaw nañu am lënt yoo xam ne war nañ ko lijjanti balaa réunion nationale bi wala si réunion nationale bi pour ñu bañ am benn problème si li nga xam ne mooy gàmmu bi ñu dëgmal bi si njëkk mooy problème mu ndox moom nit xel xalaatul ñu organiser gàmmu ñu naan ndox mi dafa manqué surtout jamono bi ñu toll nii ak fi ñu toll moo tax loolu dañ ko waxtaan ak ministre de l'hydraulique et de l'assainissement muy monsieur Mansour Faye pour que forage bi nga xam ne war nañ ko def en service ñu fexe muy xel ndox mu jaar yoon waaye camion citerne yi tam ñu mun leen def ñoom ligne expression de besoin bi ñu si def xayma wuñ ko nii rek dañ ko xayma en fonction soxla yi ñoom préfet validé ko donc ñu jàpp ne loolu ñu war a mën a def la loolu incha allah nañ si taxaw en rapport avec le ministère de l'hydraulique bis topp mooy problème assainissement xam nañ ne dëkk yoo xam ne la balaa nit ñi ñëw mbooloo mi ñëw fekk si bëgg nañu defar foofu ay opération de vidange ak bëgg nañ ko def tam bu nit ñi demee parce que nag ay dëkk yoo xam ne si seen dayoo dañuy tuuti waaye si période gàmmu gi mën naa wax ne boo jaartee genn wàllu Sénégal wala li gën a bëri si population Sénégal day ñëw tuxu nekk foofu donc loolu nag laaj na ñu jël si ay matukaay si wàll boobu donc loolu point boo xam ne laaj nañu ne camion yi ñu leen joxoon daaw dañ koo wàññi alors que ñoom dañu doon xaaraat ñu yokk ko comme nag xayma bi defuñ ko woon rek muy xayma fala noonu dañ ko xayma woon si seen i soxla jàpp nañu buñ ko yokkul war nañ ko wàññi te loolu tamit dañ ko wax ministre bi nga xam ne moo yore assainissement troisième point bi nga xam ne tamit insisté nañ si bu baax a baax mooy wàllu yoon yi xam nañ ne foofu am na lu ñu fa jot a def si yoon am na lu ñu leen fa digoon te wala fa na day wax ne digge bor la waa AGEROUTE am na lu ñu fa digoon ba teg ko si table bi seet nañ jaaw jëm ren defuñu ko ñu ne nag léegi balaa dara moom dañ leen defal loolu mooy 5 kilomètres yi ñu leen war a bitumel goudronné ko ak 10 kilomètres de piste yoo xam ne ci biir dëkk bi la te ku dem ci biir dëkk bi nag di nga sentir ne oto yi bu ñuy dem surtout oto yi yóbbu ndox yi yóbbu vidange yi dañuy am di ngiroo te loolu yëpp day tardé liggéey bi di xaw a indi ay jafe-jafe si dëkk bi loolu insisté nañ si incha allah nañ jël suñu matukaay pour que loolu waa AGEROUTE bu ñu ko mënta def léegi nañ fexe ba sàmmonteeg loolu ñu waxoon waaye nag nañ ko remonté ministre Abdoulaye Daouda Diallo bi nga xam ne si jamono yooyu d'ailleurs waa AGEROUTE bi ñu jël engagement bi daaw si waxtu bi moom moo nekkoon ministre de l'intérieur insisté woon si jamono yàlla def na tey moom mooy ministre des infrastructures bu yore loolu defe naa ne kooku wax ko si loolu wala sàmmonte waxtaan seeg moom si loolu dina yomb loolu mooy li nga xam ne mën nañ ko wax li si des nag yeneen wàllu yi si wàllu santé si wàllu sécurité si wàllu yeneen yëpp defe naa amuñ ci benn jafe-jafe ay coordination la ay waxtaan lay doon loolu xam naa ne daal dara du am problème ñu ngi ñaan nag ay way ngëm lañu nekk ay jullit ñu ngi ñaan sëriñ bi mu ñaanal ñu ndax nag xam nañ ne ngànnaay bi gën a wër pour jullit gannaaw bu ñu amee suñu yaakaar am suñu pastif am suñu yëpp mooy mu ñaanal ndax yàlla mu tële yëpp mu dëppoo ak li population yi bëgg dëppoo ak li autorités yi bëgg muy le président de la République ak gouvernement bi yëpp dëppoo ak li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg mooy li njaboot gi bëgg loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax di leen gërëm di leen sant wa salaam. waaw ñu ngi sant yàlla julli ci Yonent bi woy suñu xel mi ngi dal xam nga jullit moom xelam il faut muy dal surtout que ñu jëm ci gàmm goo xam ne guddi guddi Yonent bi la dama ne bu ñëpp woon seen kër guddi gi dina dox parce que borom guddi gi moo tax suñu xel dal na parce que CRD bi réunion bi tegu na fi mu war a tege gouverneur ñëw na dirigé na ko ci teewaayu préfet ak sous préfet réunion direction bu rafet la ko gérer vraiment point par point santé hydraulique Senelec AGEROUTE ñoom ñëpp ku ci nekk sa chef de service ñëw na gouverneur wax na moom wax na comité bi wax nañu donc tënk nañ document boo xam ni yi nga xam ni jafeñ-jafeñ nag am na ci mooy lan mooy mbirum ndox
parce que ndox mi mooy il faut que ñu insister il faut que état bi jàppale Thiénaba ren surtout ren téeméeri gàmm ak fan juróom-ñett réseau bi fi nekk depuis 1983 yaakaar naa ni loolu dafa yàgg ca même bu ñu defee 4e forage ndox mi forage bi nga xam ne moom la ñuy waaj a inauguré le 15 il faut ñu toog ko pompe d'abord bu baax bu bees mais il faut que aussi réseau bi ñu changé ko defaraat ko ba forage boobu bu ñu ko ubbee ndox mi mën a jàll ci réseau yi tey bi may ñëw même kër xalif bi ndox amul ndox dafa obligé di rootlu ji pour ndox kooku aussi lu xaw a doy waar la lu xaw a yéeme la tu vois donc quartier yu bari amuñu ndox yooyu aussi lu ñu war a régler donc ndox mi il faut ñu taxaw ci taxawaay bu baax a baax Ageroute ci problème yoon yi dañu diggoon juróomi kilomètre goudron ak fukki kilomètre latérite mais ba léegi peut-être ñu ngi nee nañ mu ngi ci procédure bi mais rek léegul pourquoi parce que camion yi ñëw boo gisee ñu naan toujours naan 2 ponts c'est parce que Thiénaba dem mbedd yu bari dafa am suuf camion yi mën na faa ngiro pendant 1 heure pendant toute la journée donc loolu suñu réglé wul problème mu Ageroute ak bitumage boobu day xaw a poser problème yi des mooy yi nga xam ne service yëpp la insisté nañu que service li ci plan d'action bi ci gouverneur jiite gi mu jiite aussi réunion vraiment lu ñu rafetlu la lu ñu gërëm la tu vois di gërëm aussi le khalife général de Thiénaba parce que moom it vraiment taxawaayam ci diine ji taxawaayam ci Sénégal taxawaayam aussi entre relation personnelle ak président Macky Sall dafa rafet dafa am solo kon ñun daal vraiment comité d'organisation am nañu yaakaar ca incha allah nam daan demee lay demee li autoroute bi aussi wax naa ko gouverneur parce que dañ koy ubbee à partir de Kër Mondiaye alors ñëpp dañ fay daje Thiès dañu fay daje waa autoroute APS bi dañ fay daje suñ fa daje dañuy jël route nationale bi romb Thiénaba foofu kii représentation gendarmerie wax nañ ko ne ko il faut que mu def fi teg fi ay sécurité yu baax a baax a baax sinon embouteillage bu énorme lay doon ca dafa romb Thiénaba ca gars yi sant Ndiaye mën nañu génn dugg biir Thiénaba pour génnewaat fële Thiénaba gare te loolu day indi insécurité ci mais nag heureusement gendarmerie nee nañ def nañu ay visite de terrain jël nañ ay matukaay yoo xam ni vraiment kenn du wàcce kenn def wax nañ aussi ci doodaan yeeg ci signalisation yëpp njógo commission communication wax na ci en tout cas ñun daal fi mu ne daal li ñu mën a wax mooy suñu xel daal incha allah dal na ci réunion bi nga xam ne ni mu tëddee di ñaan yàlla nag mu eggale parce que jaam moom mën na ñaan mais yàlla mooy sottal yàlla mooy eggale yàlla bi nga xam ne mooy eggale yàlla na yàlla eggaleel ñu dugg ko ci bisimilah génne ko ci alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf